bayte asalaamaaleykum gannaaw bu ñu waxee asalaamaaleykum ci ñëpp suñu li ñu fi dajale tey lii rek la yàlla dafa def bassin bii ñu def fii sonnal ñu lool maanaam ba xale yi naroon a génn sax taxaw ci kaw tali bi waaye comme koñ bi am na ay kilifa ñu ne loolu de buñ ko seetaanee mën naa xam mën nañ cee jëlee loo xam ne du ñu gënal balaa loolu di am comme dëkk bi am na yoon nañ fexe toog dajeeg presse bi waxtaan ak ñoom wax li nga xam ne mooy suñ métti ak suñ naqar pour ñu jëm ni koo saafara buñ ko saafara alhamdulilah suñ ko saafara wut it magam waxoon naa ko moo gën magam foogoon naa ko te buñ toogee ne foogoon naa ko ba leneen xam it dañ ci am toor te bassin bii tey mun naa xam zone de captage la nekk ñuy tudd turu zone de captage waaye yaakaar naa li mu lor ëpp na zone de captage keroog bi nga xamee ne ndox mi génn na maanaam zone de captage li fi yàqu bëri na lool waaye am na ñeneen ñu loru ñoo xam ne dëkkuñu zone de captage te bëri lool defe naa autoroute bi fi ndox mi yeggee bëri na ñu nekkoon Dakar bëgg a ñibbi moo xam parcelle la moo xam fu mënta doon mënuñoo jàll ñun jàkke ji ñu jullee fee ca marché ba dafa mujj fees dell ay nit a fa fanaan rek ñàkk fuñ dem te dañu ñëw ba ci yoon mënatuñoo jàll xamatuñ fuñ jëm bañ dëppee guddi na ñu fanaan ci jàkka ja imagine ñooyu ku ci amoon malade sa kër maanaam boo xam ne tey exemple tollu na diggante nga boole ñaar jaaxle ak ñàkk mën a dem bi mu jógee yemut ci autoroute bi cité bii ñu dendal dugg na fa dem na ba pàkkaan ba keroog maa ngi tooñ waa ji mu ne ma dem na fi gaynde yi nekk ma ne ko na gaynde yi watoo rëcc de bu ñu rëccee mën naa ñaaw boole ndox maanaam ndox mu bëri mi nga bëgg cee daw gaynde moom du yomb bon loolu lan moo koy saafara képp koo xam ne xam na ko te man ko te yàlla dénk ko ni ñu ci dimbale ngir yàlla rawatina ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ne ci suñ kanam te bassin bu ñu xoolee li nga xam ne moo ñuy lor ñun dëgg mun nañu wax ne jógewut ci koñ bi ay dox yu fii dajee la ndox mi maanaam mi yàlla ji taw muy wàcc fii ci koñ bi wala ndox mi nga xam ne ñun moom la ñuy utiliser ci koñ bii xamul lenn lu ci dugg ci biir bassin te ndox yi fi dajee yëpp dañ ko jëlee ci kër wala ñu jëlee ko ci dëkk pour lan sowee ñooña léegi ñun ñëw indi ko pour ñun ñu sonn loolu nag wax dëgg yàlla xàq la joo xam ne kenn ku nekk war naa bàyyi xel comme ni ñu alquran waxee ëllëg yowmal xiyaam kullukum raahin wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi kenn ku nekk ëllëg yowmal xiyaam sàmm nga te dañ la laaj liñ la dénkoon noo ko doon sàmmee ki jiite kër sàmm la ca kër ga ki jiite dëkk sàmm la ca dëkk bi bon ñu ngi dégg daal ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ci kanam ñu bàyyi xel lii te xam ne lor la ci ñun asalaamaaleykum wa rahmatulah. Sénégal gis nañu aussi am na yoo xam ne dimbal boo xamante ne jógee na bitim réew. pour dimbale impacté yi. lu toll 80 tonnes aide humanitaire. ay lu toll comme 3 avions. léegi yooyu noonu est-ce que yéen am ngeen benn ngeen ci loolu wala boobu ba léegi état Sénégal lan la leen dimbal. waaw li nga xam ne daal yëg naa ko man te man ko wa ma sahid naa ilaa bi ma alim na yoon bu njëkk bi nga xamee ne taw bi njëkk na fee ñëw te def fi dara te booba ñu jëm ci wàllu wote yi te yeggaguñ ci maanaam képp koo xam ne politicien la mun nañu wax ne ñëw na fi waaye yoon bi nga xamee ne fekk na affaire yi passé moom waxuma ne ñëwuñ fi de waaye nag nit mënut a seede lu mu xamul yëguma ko man bay yëg dimbal du ma wax ne amul nag waaye yëguma léegi imam waaw beneen laajte bi mooy yaa ngi wax ne da ngeen a bëgg ñu dimbali leen mais ban xeetu ndimbal ngeen bëgg ndax seen point de presse bi ngeen fi defoon fan yee passé yéen a ngi doon wax naan da ngeen bëgg ñu leen di purer bassin bi maanaam mbalit nekk tilim salte bi ñu di leen ko dindi est-ce que da ngeen bëgg bassin bi wala da ngeen bëgg ñu leen koy purer yokkul lan mooy seen bëgg-bëgg exactement premièrement bëgg-bëgg bi xam nga maanaam ndimbal dañ ko waxee ci teggin parce que dañu tëree jàngal al adabu afdalu min ilmi dañu ne nit ki nga ëpp ko teggin moo gën mu ëpp la xam-xam warsagu làmmiñ la rek comme ne alal di ñëwee xam-xam taxut a jub taxut a baax waaye teggin ku ko am jub da nga baax teggin googu moo tax ñu tuddee ko ndimbal du ndimbal lii ñoom ñoo ko fi def xam nañ niñ ko mën a defaree ba du dugg ci koñ bi nañ ko defar lii rek mooy wax ji mool yii du téye ndox mool yi mënul téye ndox xam nañ li ko mën a téye demal ci miir bi ci autoroute bi rek nga xam ne dañ bañ ndox mi jàll miir bañ fa def bokkul ak miir bi ñu def fii bon ñoom xam nañ li ñu war a defar waaye comme ñun dañ ñu yar mënuñoo waxee lu dul teggin moo tax ñu ne dimbal du dimbal wareef la dañ ko war a def nañ ko def da nga wax ji loolu la. recensé ngeen famille est-ce que recensé ngeen famille yi nga xamante ni dañu impacté parce que dafa am ñoo xamante ne ni jàpp nañ ni li ngeen di def ñoom bokkuñ ci peut-être loruñ ci bu baax est-ce que le nombre de familles impactées xam nga leen ñaata ñoo ci loru ci mbënd nga xamante ne ni jàpp waaw loolu it de wax dëgg yàlla bu ma la ne xam naa ko waxuma dëgg ndax bëri na lool waaye beneen bi nga wax ñi jàpp ne bokkuñ ci lii rek ñun moom la ñuy joxe exemple sa loxo bi boo ko tàllalee baaraam yi yemuñ waaye bu ne am na lu muy jëriñ nit ñi duñu yem bu ñu yemoon rek am ñu gedd seen cër
xam na ñoo xam ne mun na am ndox mi yeggul seen kër waaye li ñu daj ña am ndox sax dajuñu ko bon ñun ci phase boobu la ñuy waxee ci phase boobu la ñuy doxee mooy nan la ñuy def ba ñëpp dund ci jàmm te yàlla tax waxuñu maanaam doomu aadama yi de lu yàlla bind rek na ne ci jàmm te yàlla tax loolu la ñuy lijjanti ñun kantaan nag ki nga xam ne moom boolu ci boppam ndeg li amul ndox moom la concerné moom loolu la yëg loolu lay dund waaye ñun liñ yëg te di ko dund mooy ku yàlla bind rek bëgg nañ nga ne ci jàmm moo tax xàmmeewuñ kii la wala kële la nan la ñuy def ba ñëpp ne ci jàmm rek kantaan ñi ci loru ñëpp nag wax dëgg yàlla mënu ma la wax ñëpp ndax am na ñoo xam ne sax man naa am xamuñu ma man waxuma la ak man may leen di xam parce que dafa bari. beneen bi mooy bëgg a laaj moom mooy Grand Yoff ngeen bokk ci mairie de Grand Yoff. waaw mairie bi lan la leen defal exactement ci li nga xamante ne ni parce que bu ñu waxee mbënd mairie ne du sama compétence du sama cër. cëru état la. wax ngeen ni li ngeen bëgg a état def ko. lan ngeen bëgg a mairie defal leen ko ndaxte ku yuuxu balaa état di ñëw sa gox bi la ki la géré moom mooy war a njëkk a yëg si. waaw mairie bi de li ma ci mën a wax moom te muy li ma xam te yëg ko. li ma waxoon rek laay waxaat yoon bi nga xamee ne yàlla def na booba ñu ngi jëm ci woote bi bokkoon na ci ñi fi jiitu yoon bi mu amee fekk woote bi passé jot naa ko téléphone du moom directement laa jot nit la woo mu paas ma ko mu may laaj ne damaa dégg ñu ne am na ku fi dese ku dee noonu ngeen ko waxee ci tubaab dégg na am na ku fi dee téléphone boobu laa jotee maire gisaguma ko nag xaw ma ndax xam na lu mu fi def wala amul lu mu fi def wala am na lu ñu koy xaare koo gisul nag mënoo ko wax lu mu lay defal. mais Imam est-ce que yéen jug ngeen pour seeti leen pour jël seen dox seen tànk ba foofu ñoom gis leen en tant que bala jaar ci ay téléphone ak yooyu daal. déggoo li ma la wax la taxoon kay mu jiitu fa yoon bële buñ fa dema doon tu fi ñëw xëy na la taxoon mu jiitu fi dafa nekkatut moo tax gisuñ ko loolu rek lañ mën a wax parce que ñun duñu wax luñ xamut. Imam As Malick Thiam zone de captage. Imam est-ce que mën nañu xam tamit si jumaa ji lan moo fa yàqu parce que sànq duggoon nañu. jumaa ji ak jàkka ji li fi yàqu bëri na lool maanaam bassin yëpp tooy na jàkka ja bassin yi mu nga ca nettoyage ñëwagul jumaa ji bassin yi ñu ko laxas noonu teg maanaam li fi ndox mi yàq ci jumaa ji ak jàkka ji wax dëgg yàlla man mënu ma koo tox sax di koy simee li gën a métti mooy xam na waxtu yoo xam ne bëggoon nañ ko julli ji mënuñoo dugg ci jàkka ji loolu moom bokk na ci li nga xam ne gën nañoo métti moom te yàlla rek a tax bëgg a julli ci mën a dugg ci jàkka ji te ndox ma fa dugg du ndoxu taw mi ndax ndoxu bassin bii la te ndoxu bassin bi du waa koñ bi ndax ñu jëlee ko ci yeneen kon indi ñu ko xàq jooju moom du lu ñuy bale ba ilaa yawmi diin xàq jooju mënuñ koy bale parce que suñu diggante ak suñu borom la moom la ñu xeeñ indil ñu bàkkaar suñu diggante ak suñu borom bàkkaar nag yàlla moo koy jégale moo tax mu ne astaghfiru rabbakum su ma tuuboo ilayhi la ba aaya ba jeex su ngeen defee bàkkaar gëm ne bàkkaar la ngeen jéggalu ko te yàlla tax ma jéggal leen du ma ci yem wàcceel leen ndox ci asamaan du ma ci yem saxal leen gàncax ci kaw suuf du ma ci yem may leen ay doomi góor ak jigéen du ma ci yem ëllëg bu ngeen dee ma dugal leen àjjana du ma ci yem dama leen di defal ay sewnde yuy ñëw mu nekk ay lem ak ndox du ngeen ko bëggee waaye nag xàq seen diggante ak seen morom la dox kooku yéen a koy balante wala ngeen fayoxante ko su fekkee baaxaloo ko nit ki ëllëg yowmal xiyaam mun na ñëw indi ay julli yu baax ay koor ay tiyaabu yu bëree bëri su ñëwee ñu ne ko yow kat da nga amee leen kii àq te baaxalul la ko sa tiyaabo ji moom la ñuy jël fayee ko ndax fii amul leneen lu ñu fiy def lu du fay suñ jëlee tiyaaboom jooju jox ko ki mu xamee doon xàq ba mu jeex ñu ne ko yow ki nga xamee doon xàq xam na bàkkaar te moom xamagul fu mu jëm dañuy jël ay bàkkaaram jox la ko boole bàkkaar yi ki nga xam ne moom la amee la xàq ak ay bàkkaaram sànni ko safara yal nañ ci Yàlla musal dañ ne fii ci àdduna lépp lu fi ñu mën a daj ci coono ak méttir bis bu dee dugg xaj rek fàtte ko waaye loo fi mënta amit ci bànneex ak ay xéwal bis boo dee dem safara fàtte ko te bokk na ci li gën a mën a yóbbu nit safara mooy xàq diggante nit ak nit te ñun ñu koy teg ci lu bëree bëri di ko teg suñu njaboot ñu ngi ñaan nag loolu ñu jéem cee jublu ci nam gën a gaawee incha allah. Je peux commencer. tey li ñu dajale fii mooy bassin bii ngeen gis nii bassin zone de captage bii nekk seen ginnaaw moo ñu fi dajale ñun waa zone de captage c'est-à-dire suñu problème bi gën a dul bassin bi parce que bassin bi biñ ko fi defee li taxoon ñu def ko fi mooy que ne dañ ko fi def pour que muy jël ndoxu taw yi dong la waroon di jël mais tey bassin bi dañ ci branché ay ndoxu fosse mooy ndoxu égout yi dañ ko ci branché léegi ndoxu égout yooyu boo xoolee at bi yëpp day nekk ci bassin bi su tawee nga xam ne ñun ñi ngi jël ndoxu Grand Yoff parce que fii dafa wàcc mais dafay ñëw d'une manière très naturelle quand même ñu jël ndoxu Grand Yoff jël ndoxu Yoff jël ndoxu même Ngor Almadi jël ndoxu Bourguiba su fi fekkee ndoxu égout yooyu mais day fees léegi nag
bi mu feesee mur bi daal di cédé parce que tout simplement mur bi ñu ko clôturé muru brique la te ndox boo ko bëggee téye da ngay def loolu ñu naan voile c'est-à-dire day nekk muru béton boo xam ne suivant calcul bi bureau d'étude bi di calculer dafay génne épaisseur bi mu war a am ak niñ ko war a ferrer ak yëpp ay professionnels loo koy liggéey su boobaa su ndox mi ñëwee jógee malgré que fii warul fees nañ waxante dëgg bu dee ndoxu taw dong lay jël du fees mais nit ki da ngay waajal li ñëwagul daal da ngay sóoraale léegi bu ñu defee voile béton yooyu dina tax su ndox mi yéegee mur bi du daanu parce que ndox mënul daaneel béton ci bu fekkee ne dimensionné nga ndox mi nu mu toll li muy jël xam nga lii xam nañu nu mu toll parce que am na fu mu commencé am na fu mu yem mais tey su doon ay barrage hydroélectrique yooyu da nga am ay mur à béton voile ay 5 mètres épaisseur boobu mën ngeen ko imaginer c'est parce que loolu la laaj mais fii nii buñ ko defaree niñ ko war a defaree duñu amati problème ba pare bassin bi dafa laaj ñu nettoyer ko c'est-à-dire nettoyer nañ ko ci kaw mais dafa laaj ñu dindi suuf bi ci biir mooy curer dañ ko war a curer ba mu set su ko defee dina gën a mën a jëlaat ndox ak ndoxu taw encore une fois na leer ndoxu taw dong amul beneen ndox bu mu war a jël bu dul ndoxu taw suñ ko curer donc su boobaa dina gën a mën a jël ndox te taw bi rek du ko mën a feesal te bu fekkee ne mur yi def nañ ko béton su boobaa même bu feesee béton bi du mën a ndox mi du mën a toj béton bi ba jàll di dem zone de captage di inondé foofu ay kër di dem cité Bellevue di dem parc Hann te tey ren ci taw bii nii am nañ fi ñaari nit ñoo xam ne dañ fi ñàkk seen bakkan c'est vrai que ni yàlla moo ko dogal loolu d'accord nañ ci mais donc côté bassin bii da ci am responsabilité parce que kenn ki dafa lab ci ndox bi nga xam ne moo jóge woon ci bassin bi ñëw mais keneen ki courant daf ko jàpp parce que tout simplement kër gi mu dëkk ndox bi dafa yéeg ba ay 1 mètre prise yi jël courant te xam ngeen ne ndox c'est un conducteur électrique mooy loo xam ne dafay wéerale courant mais mu daat koy maas kenn mënu ko sauver ndeysaan yàlla na ko yàlla xaare àjjana mais yooyu lañ bëgg mu bañ fi amati fenn ci Sénégal bëggatuñ ko ci zone de captage bëggatuñ ko ci feneen te gis nga bassin bii bis bu ko gouvernement bi defee moom na xam ne réglé na problème bu bari ci Sénégal parce que aussi tamit quand même kii population yu mu impacté même économie bi nga xam ne daf ko impacté parce que fii wax dëgg yàlla ay borom barke ñoo fi dëkk surtout nag ay commerçant ñoo xam ne ay import export la ñuy def liñ fi ñàkk tey buñ ko xaymaa ay milliards la mais loolu mënoon na ñàkk lu tax mënoon na ñàkk mooy nañ defar bassin bii tey nag lenn lu ñu mën a wax ñun mënuñu koo dégg parce que ñoom lu ñu wax ñun xam nañ ko luñ ñu wax xam nañ ko li ñu war a def ñoom bu fekkee xamuñu ko ñu wax leen ko dimbali leen ci mooy lan nañu nettoyer bassin bi ba mu set nañ ko curer dindi suuf bi nañu couper yépp ndox boo xamante ni si ne ndox buy jógee ci fosse la di ñëw ci bassin bi nañ ko couper loolu moom sans délai la nañ ko couper beneen chose bi mooy que ne mur bii ñu tabax nga xam ne muru brique la woon nañ ko dindi ñu def ko muru béton loolu buñ ko defee incha allahu bu amatee ñun mën nañ taxaw ne yàlla la oui parce que nit ku effectivement loolu dëgg la daaw maanaam dajale nañ lu mat 20 millions ñëw defar fii ay protection yoo xam ne ay poteau en béton la soo leen xoolee sax mi ngi ne leen mën ngeen ko jël moom la ñu def ci muru bassin bi yëpp parce que fii ngeen taxaw nii tey ay mécaniciens ñoo fi nekkoon mécaniciens yooyu tey loolu ñu def tey moo leen fi jëlee mais xam nga mécanicien client bu nekk lay am tey ji su fekkoon ne ñoom ñu ngi fi ba léegi am na ku dëkk Almadi koo xam ne mécaniciens yi nekkoon fii ñoo leen doon réparer seen oto parce que fii ñu doon réparer ay BMW ñu ngi fi ay réparer ay Mercedes ñu ngi fi ak yeneen oto tu vois tey jii ñooñu ñun am na loo xam ne sax ñun éviter nañ leen ko parce que man leer na ma ne man fii nii bi mur bi di daanu nii bu fekkoon oto yooyu nekk fii oto yooyu yëpp dañuy lab ci biir bassin bi te bu ñu labee ñooñu ñàkk seen alal donc dañuy mujjee nekk kon ay sinistres collatéraux ñoo xam ne dëkkuñu fii mais affaire bi law na ba dab leen donc te kooku sax créé na ay sinistres collatéraux parce que bassin bi nekk fii kii comme autoroute bi kooku maanaam ñu mu fekk ñu taw bi fekkoon biir Dakar kooku dugguñu fa ñu jëm mais aussi tamit ñu fekkoon biti Dakar dugguñu loolu lépp dafa nekk ay désagréments te sax d'ailleurs sax xam naa ne macha allah son excellence le président loolu la gis moo tax mu déclenché le plan Orsec parce que boo leen fàttalikoo le plan Orsec a été déclenché le 5 te le 5 boobu la fii meloon noo xam ne kenn mënu koo tudd donc ngir yàlla
ñu leen di ñaan li ñu wax yaakaar naa ni dégg nañ ko ci gàttal ñu dégg ko tënkaat ko mooy que ne nañu fexe bassin bi ñun suñu problème bi gën a mag mooy bassin bi bari nañu ay problème mais lii moom mooy suñu problème bi gën a mag te xam naa ne buñ ko réglé yaakaar naa ni li ci des dina neexee réglé mooy que ne bassin bi suuf bi nekk ci biir nañ ko dindi ba mu set branchement yi nga xam ne ay branchement égout yuñ ci def nañ ko couper beneen bi nay jël ndoxu taw dong ñetteel bi mooy que ne mur bi nañ ko def muru béton loolu daal lañ amoon li ñuy wax yaakaar naa ni bu amee lu ngeen di laaj ngeen laajaat ko. Bonjour, je m'appelle Seynabou Taban, habitante de la zone de captage, conseillère municipale à la mairie de Grand Yoff. On est là pour le problème du bassin. On a déjà fait une conférence de presse il y a une semaine de cela. On revient parce qu'on veut que l'État nous entende. On appelle toutes les autorités à nous écouter parce que ça c'est un cri de cœur. Les habitants de la zone de captage souffrent. Quand il y a la pluie, quand le bassin se déverse, la zone de captage ne fait plus partie de Dakar. On est coupé de toute situation et c'est déplorable. Et aussi il y a les habitants qui sont là, qui ont perdu pratiquement tous leurs biens. Et il y a les mosquées, il y a la mosquée qui est derrière. Si vous rentrez là-bas, vous allez voir les dégâts que le bassin a causé là-bas. C'est général. Les problèmes sont là et il y a toujours de l'eau qui se trouve dans les maisons. Si vous faites votre enquête, vous allez voir que l'eau est toujours dans les maisons. Et c'est déplorant et c'est désagréable et c'est pas bien pour la population. Et on appelle Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à venir nous aider parce qu'on a besoin de ça. La population de zone de captage est fatiguée parce que cette eau-là, c'est pas l'eau de la zone de captage, c'est l'eau des autres quartiers qui se déversent ici. Et c'est pas à notre avantage ce bassin-là. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous aide à fermer ce bassin et à trouver d'autres moyens pour évacuer l'eau qui se trouve ici. Voilà. Waaw, maa ngi tudd Seynabou Taban dëkk zone de captage, di habitante zone de captage di wax ci problème mu bassin bi parce que defoon nañu benn conférence de presse ba le passé peut-être dañu ñëwaat parce que dañu bëgg ñu dégg ñu moo tax ñu dellu siwaat fii pour waxaat encore pour ñu dégg ñu di woo nag njiitu réew mi muy Macky Sall di ko wax population zone de captage sonn nañu te coono gi yëpp bassin bi moo ñu ko teg bassin bi moo ñu ko teg mooy bu tawee wala bu tawee ba bassin bi déversé wu zone de captage dootul bokkati ci Ndakaaru ne ko zone de captage dootul bokkati ci Ndakaaru mu nekk la nga xamante ne situation yu doy waar la ya nga xamante ne population bi ñu ngi koy dund mu metti loolu ba pare ba léegi ndox yaa ngi ci biir kër nit ñi ba léegi boo duggee ci biir kër yi nit ñaa ngi fa nit ñi ñàkk ci alal ba nga xamante ne kenn mënu la wax nu mu toll bakkan ay bakkan rot ci mu nekk lu doy waar ñuy wax ni ñun fu mu toll ni bëgg nañu sérieusement que nguur gi ñëw dimbale ñu ak directeur ONAS ak ministre ba nga xamante ne moom moo chargé wu ci loolu mu ñëw dimbale ñu parce que population zone de captage sonn nañu di leen remercier merci beaucoup